maay coordonnateur Rewmi commune de Tivaouane Matabara Seck ànd ko ak les différents responsables après concertation bi ñu taxawee waxtaan ci suñu biir plusieurs fois xool landerneau politique bi au niveau de Tivaouane xool profil yi xool kan moo xam ni yaakaar ni moom mooy l'homme qu'il faut ñu def teg ko ci terrain bi pour mu mën a gagner kii bi ñun Ablaye Ndiaye Galgo ak le mouvement ànd defar la ñu gis moo tax à partir d'aujourd'hui jox nañ ko loxo bëgg a ànd ak moom ci terrain bi ñu liggéey bi ba bu ëllëgee lors des locales du 23 janvier 2022 ñu am victoire bu éclatante ànd ko samp ko maire ñu ànd ñu liggéey bi waaw li tax ma tànn Ablaye moom moo di nii Ablaye d'abord moom boo ko def moom jëmm ji rek moom dafay nekk nit ku baax yaru calme posé te du nit koo xam ne nii day def ngir bët ñu koy gis maanaam di jox la dara ba pare nit ñi pour mu bëgg ñu xam ne yow mi loolu ngay def loolu benn la boo xam ne nii moom nekkul ci moom beneen bi ki des mooy sur le plan social lañ ko gën a jàppale lañ ko gën a jàppee moom moo di nii bu inondation ñëwee Ablaye yónnee ay oto une dizaine ñu vidé te yorul ndomba tànk boo xamee ni màggal ñëw mu yónnee ay oto bu gàmmu jotee mu yónnee ay nag yónnee def lu ne bu tabaski jotee mu yónnee ay xar bu hôpitaux yi li mu ci def tubaar fa kàlla man jàngalekat la syndicaliste la école bi man nekk ak école yi nekk ci Tivaouane yëpp amul kenn koo xam ne nii sa loxo duggul moom loxoom duggul ci sa école ba kon donc jàkka yi ak jumaa yi nag bu ñëwee ni la jox ma karo yi wala mu la jox ma moquette yi wala mu yónnee fa ay tonni ciment kon nag kooku ñun ak sport bi man sportif la su fekkee ni dafay dem di jël ay car di leen réfectionner ay terrain de football di leen subventionner pour ñu mën a dem ay compétition internationale kon ñun ku mel noonu dañuy taxaw ni kii mooy l'homme qu'il faut mu bañ a ma ànd ak ñu ànd waaw. waaw asalaamaaleykum mbokk yi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñi nga xam ni tey mooy sunu gan yi ni wuyu si di le parti Rewmi di la section communale de Tivaouane te ki ko jiite di sunu frère Matabara Seck ànd ak le doyen Abdourahmane Sarr ànd ak sunu jigéen bii di Fat Sall ak Malick Lam mi nga xam ne moo jiite jeunesse Rewmi de Tivaouane tey nag dañuy sant yàlla ndax dañuy jàpp ni intégration Rewmi ci biir grande coalition ànd defar Tivaouane dina yokk benn plus-value qualitative yàlla def na comme ni ko ma Tabara waxee léegi lii bu yombee dañ koy sante d'abord le doyen Abdourahmane Sarr ak sunu frère Lamine Diouf de Rewmi ndax ñoom dox nañ ci guddi dox nañ ci bëccëg toog nañ di benn yoon di ñaari yoon ba tey ñu jël décision tey def officialiser la coalition ànd defar te biir Rewmi ñëw bokk ci maa ngi nuyu aussi sunu frère bi nga xam ne tey moo fi représenté waa parti socialiste bi Mamadou Diouf jiite jeunesse socialiste bu Tivaouane Matabara ñu ngi lay wax ni yow ak waa militant Rewmi yëpp amuñu seen fay ndax yaakaar naa ni du man rek maa la talal loxo mais may sant yàlla bi nga defee sa choix si la coalition ànd defar de Tivaouane may sant yàlla bi nga amee confiance ci la coalition ànd defar di ñaan yàlla mi dara tawul yaakaar bi ak confiance bi yàlla bu ko yàlla tas ñun nag li ñu boole dafa rëy mooy Tivaouane ndax defe naa ni depuis 2014 la fi élection locale yi mujjee am tey yàlla def na nous sommes en 2021 ñiy waajal élection yi janvier 2022 ma jàpp ni ku bëgg Tivaouane xool Tivaouane tey war ngaa demander un changement boobu nag moo war a ñu talal suñu loxo ay doomu Tivaouane di woowaati doomu Tivaouane pour un rassemblement doomu Tivaouane yëpp ñëw ñu àndandoo
pour yóbbu Tivaouane vers la voie de l'émergence tey mënuñu woote développement yéene yóbbu dëkk bi vers la voie de l'émergence te yàlla duñu boole ñun ay doomu Tivaouane ñu àndandoo bokk ndey bokk baay pour yóbbu Tivaouane fi mu soxla loolu mënuñu ko def ci division mënuñu ko def ci adversité mënuñu ko def aussi animosité jàpp naa ni nag tey ci histoire politique de Tivaouane defe naa ni coalition bu mel ni coalition ànd defar defe naa ni musul am ci Tivaouane tey la ko yàlla dogal donc loolu nag day wane ni espoir juddu na bu ma nee espoir juddu na mooy ñun ay taalibe Cheikh lañ ay doomu Tivaouane te jàpp naa ni li may faral di wax dëkk bii di Tivaouane li ñu fi maam Seydi Hadji Malick jàngal ci diine dara keneen mënuñu ko jàngal waaye dëkk bi dafa tardé ci wàllu infrastructure loolu nag dafa jot ñu jóg taxaw ñu bokk ndey bokk bàyyi xool fii metti Tivaouane ñu fexe ba andi ci ñu fexe ba saafara ko donc nag ma tabara maa ngi ñaan yàlla ànd bi yàlla bu ci yaakaar tas lépp loo xam ni tey jii bëgg nañ ko pour Tivaouane ci yéene yàlla na yàlla eggale yéene bi jumaa nag du ñàkk mu bari ay noddkat waaye dañuy jàpp ni benn imam rek moo mën a jiite ci jumaa ji ku nekk bëgg na nag bàyyi nañ gaa yi nodd waaye dañuy ñaan bu jiite jotee nañu bàyyi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou sa kanam mu jiite yóbbu dëkk bi fi ko waa Tivaouane soxla ndax li ñuy gëbëggatul léegi ci dëkk bi mooy politique politicienne politique naxe bi moo xewi xam nga ma tabara bu jëlee décision ànd ak waa réew mi woo presse bi ñi dama bëgg def sama déclaration mu ànd ak la coalition ànd defar ay nit di ko woo depuis démb ba tey naan ko sursoir sa déclaration parce que dañu am daje suba ak xalifa bi loolu je pense que loolu calcul politique la ñun nag li ñu liyee mooy ànd nawle ànd gor donc li nga bëgg ci dëkk bi ma tabar ñu bëgg ci dëkk bi incha allah loolu lañu fas yéene doxal donc maa ngi sant ñëpp di gërëm aussi waa réew mi yëpp di gërëm aussi suñuy kilifa di le président Macky Sall ak le président Idriss Seck dama dégg ñu ni mburoog soow waaye mburoog soow mi law na ba Tivaouane defe naa ni tey jii nag defe naa ni soow mi dool nañ ci fleur d'orange tey jii defe naa ni soow mi gën a neex donc ñu ngi dalal xel suñuy kilifa li ñu tax a jóg moo leen tax a jóg mooy defar mooy développer Tivaouane maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di renouveler waat di lancer waat un appel doomu Tivaouane yëpp te bëgg Tivaouane te Tivaouane ñor leen na ni ñëw ñu àndandoo ànd ci coalition ànd defar Tivaouane loolu nag ku mu neex mën nga bokk parti bu la neex nga bokk ci waaye dama jàpp ne bu Tivaouane soxlaa defe naa ne waratuñu xool ak intérêt parti intérêt bi ñu war a xool mooy intérêt Tivaouane intérêt général donc loolu la ñuy woo waa Tivaouane yëpp di wax ni aussi tamit li ma far di wax chaque jour moom lay waxaat fi ñu jëm soxlawuñ fa wax ju ñaaw soxlawuñ fa xaste soxlawuñ fa saaga lépp lu ñu am dañ ko bëgg am ci discipline donc maa ngi ci woo waa Tivaouane yëpp di sant ñëpp di ñaanal le khalife général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér ba lépp loo xam ne sumb na ko ci Tivaouane ndax def naa xalifa wane na yoon bi tey ku gis initiative mu jël ci jumaa ji ñu ni jumaa ji benn la ci Afrique de l'Ouest ñun tamit dañoo jël ci initiative bëgg a yóbbu Tivaouane mu nekk benn ci Afrique de l'Ouest loolu mooy suñu yéen ci Tivaouane maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah